jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës bokk rek ci lakk gu am ca gox ba ñu naan Ngent ca Thiès Nord la benn ndaw nag ñàkk ca bakkanam Modou Diop la ñu koy wax mu doon jàngee rek ci benn classe sub 5e ca collège ba police ubbi na ci ab enquête lu soxal nag kon ëmb yi nga xamante ne nii dafay teel ci xale yu jigéen ñi fële ci ay lycée ak i collège yu nekk ci commune bu Popenguine Ndayane lu ñu fa seetlu la moo waral nag ay mbootaay tey daal di taxaw ngir xeex lu ni mel jaare la ko nag ci ay sensibilisation gannaaw nag teel a wan lor googu ñu gis ni xale yi léeg-léeg dañ leen di teel a maye fële ca Salikégné moom la ñuy jooy Salikégné ma nga ca diwaanu Kolda benn ONG bu ñu tuddee Enda Jeunesse Action moo daal di dogu ci lu ni mel daal di rek ubbi moom it aw yoon di ci nag ñaax wayjur yi ñu def seen kéemtalaay kattan ngir mën a moytandiku loolu xibaaru biti réew yi daañu àddu rek ci faluk njiitu réew bu Guinée Bissau ñaareelu tour bi niki tey ji la Domingos Simoes Pereira nag ak Umaro Sissoko Embalo di xëccoo rek kon réew bu Guinée dinañ jokkoo ak Barka Ba ci kanam lay doon mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi ak lakk ga am fa ñu naan Ngent Thiès Nord benn ndaw nag moo ñàkk bakkanam ci lakk googee ñu ngi ko woowee Modou Diop nag doon jàngee rek ca classe bu 5e ca collège ba police nag ubbi na ab enquête ci wàllu woowee ngir xam dëgg lan moo sabab rek lu ni mel dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latira muy am démb ci guddi la vers les coups de 22h jàpp 23h. bi ma dégg bruit bi ma génn gis flamme yi alors ci laa daw man ak sama benn frère ak suma soxna ñu dikk fekk flamme yi toll fi mënatuñu woon a dugg ci biir daal flamme yi ëpp ñu doole. alors ñu dikk taxaw ni jéem a fexe ndox muy dugal waa koñ bi génn ak ñi nekk ci arrêt Jakarta yi dikk ñoom secourir ñu mais nag lii la yàlla dogal. néeg bi ñoom yàgg nañ fi te lii mosu fi am jaam ak pexem yàlla ak dogalam ni mu faatoo ci biir néeg bi man sincèrement bi ma ñëwee mënuma la wax ne nii la positionné wala ne dafa bari woon saxaar et puis flamme yi deme woon na noo xamante ne nii mënuma ko repérer. li ma mënoon mooy def tous les moyens possibles pour mën a fay lakk gi ñu mën ko jot avant ñu koy jot yàlla def li gën ci kaw loolu aussi sapeur ñëw na bi ñëwee récupérer corps bi yóbbu ko hôpital presque fii ba léegi kenn dugaatu fi mu ngi jàngee CM bu kii Ngent bi à peine 16 ans 15 ans xale bu baax la ku dimbale way juróom vraiment li war ci xale yëpp mu ngi ko doon def toppatoo na njàngam bu dikkee mu ngi jàppale yaam comme il le faut lépp moom wax dëgg yàlla soxna si mel na ni doom bu jigéen la amoon fii parce que lépp daf koy jàppal comme ni mu ko war a jàppalee. mangook muy ñooñu rek doon seede ci ndaw moomu ñàkk bakkanam ci lakk ga am ca Ngent ca Thiès Nord la lu soxal nag tegi daan yu diis ci ñiy sàkku nit ñi mbaa bokk ndaw ñi muy nag criminalisation viol ak pédophilie ni ñu ko waxee sénégalais yi nag ñenn yëkkati ci ay kàddu di rafetlu lu ñu mel bu baax a baax waaye ñu ne nag waruñoo yem ci loolu ndax bari na rek lu ñuy tegi charte te duñu leen jëfee bu ñu sañoon nag ñu jëfee loolu nga xamante ne jël nañu ko ni dogal ci fàttali projet de loi boobu nag ëllëg ci altine ji daanu ko jàngat ci pencum ndawi réew mi dañuy teewlu ñenn ci ñoom ci micro Alassane Ba. loi boobu ñu nar a indi donc baax na quoi parce que mooy comme loi ku rey nit rek normalement rey nit si nga tey ko dañ la war a rey waxuma laa na nga fekk xale boo xamante ne xamul dara nga ñëw forcer ko yàqal ko addunaam loolu peine bu ñu la teg rek normalement jar na ko quoi. Le viol est un crime. viol mën nañ jàpp ne ab crime la parce que da nga yàq avenir u nit ki ci neen loolu ab crime la ak bépp motif bi nga xamante ni moo tax nga amal ko am na ñi nga xam ne sax dañ koy amal ba noppi dem jël ay avocat ngir jéem a nax nit ñi yooyu yëpp ay naxaate la donc baax na loolu nguur gi daal di criminaliser li nga xamante ni moo di viol mooy sàkku tey ji ñi amal ci soxna yi. Le viol. ci man d'accord. tëj à vie man ci man dafa tuuti parce que mënoo tiim xale bu ndaw mayoo ko tàggal mayoo ko jàmm nga def ko lu mel noonu man je crois que on devrait te tuer une bonne fois
ci xaar bu gàtt mais aussi war nañu mën a xool aussi saytu waajur yi lan moo tax lan moo waral loolu yëpp parce que doomu aadama la ku mu def noonu aussi doomu aadama la seeni parents aussi ñu ay doomu aadama yi mais parents yi aussi war nañu mën a bàyyi xel aussi du xool wala xale yi jëm. lu soxal mutuelle de santé yi ci Sénégal nag ñi ngi jëm ci ay coppite dootul doon ay mutuelle de santé waaye ay mutuelle sociale la ñuy wax ni ñu ko nag tënkee ak UEMOA moo sàkku nag lu ni mel Sénégal it daal di jëm ci loole ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ŋànk mutuelle yooyu ne noppi nañu ngir jàll ci coppite yooyu le ñu daal di koy xam ne nag ci bëccëg yi nga xamante ni ñi ngi ko jagleloon wàllug mutuelle nag communautaire fii ci Sénégal ñu teewlu Demba Mané Ndiaye moom moo jiite Union nationale des mutuelles santé communautaire ci micro Alassane Ba ak Thierno Laurent Mendy. nekkoon mutuelle de santé rek léegi ñu war a nekk mutuelle sociale kon war nañoo waxtaan loolu moo tax ñu ni tey nañ ci waxtaan ñaari fan yoo xam ni dañuy lëlu mbooleem ku nekk président union départementale di ñeent fukk ak ñett ak ñaari président UNAM yi mbooleem ku nekk président union régionale ak partenaire technique ak financier yi ak waa agence ak waa ministère ak yeneen collaborateurs yi dañuy daje pour mën a waxtaan ci paj mi nga xam ne moom la ñuy faj nit ñi ndax doy na ndax war nañ koo yokk ndax war nañ koo améliorer danañ waxtaan itam ci portabilité ndax ku nekk war nga foo toll mën a faju te fi mu nekk bu ñu ko dee xool nit ñaa ngi faju ci département bi ñu nekk ak ci commune bi ñu nekk waaye région ya sax tuuti moo ci am muy Kaolack dañoo bëgg nag léegi foo toll ci Sénégal di mën a faj loolu war nañ ko waxtaane mbiru facture yi posé na problème ñun dañoo war a waxtaan ci mbiru médecin conseil bu ñu ci war a jàppale bu loolu passé waxtu wu nekk gis nañ ni pour nga mën a jóge ci santé dem social il faut nga am koom mu yokku kon financement innovant war nañ ci mën a waxtaan pour xool nan la ñu mën a yokkee mutuelle yi ba ñu am koom-koom bu ñu mën a dëgërlu subvention yi nga xam ne day tardé aussi war nañ ci waxtaan ba ñu mën a trouver loo xam ni lu métti loolu yëpp dinañ ko mën a assurer. ñu yegg ba commune bu Ross Béthio foofu it ña ngay wax wàllug yokkute waaye yokkute goo xamante ne dañu koy jaarale ci mbay mi ak ci wàllug wér-gu-yaram lu soxal mbayum ceeb nag gis nañ ne lu fa am doole la ndax bokk na ci liy suqali Ross Béthio waaye ren dañu gis ay jafe-jafe ci mbayum ceeb moomu ndax am na ca suuf soo xamante ne waroon nañu koo bay waaye suuf sa nag defaruñu ko ba baykat ya mën caa jot lu toll ci 3 junni hectare la Ousseynou Diop. cadre de concertation bi ñu taxawal ci Ross Béthio nag ñi nekk ci waa politique bi nekk ci parti au pouvoir wala opposition bi ñëpp ñoo ci bokk lay seen mëbët mooy fexe jafe-jafe yi commune bi daan am kenn ku ne dugal ci sa loxo waaye tamit indi ci sa xalaat ngir mu mën a soqaliku. macha allah bi mu amee collège yàgg na am na lycée mais amul lycée physique kenn tabaxalu ko lycée si mbirum njàng daara yi mbirum daara yi ñu ngi fi mbirum équipement scolaire mi ngi fi mbirum tabax ay classes ñu ngi fi si mbirum santé. plateau bi avancé na mais des na. lépp lu jëm ci wàllum yëkkati commune bi ñu mën ci am taxawaay bi war loolu moo tax ñu woote tey woo nag kàngam yi bokk ci Ross Béthio yëpp moo xam ñi fi dëkk la moo xam ñi nekk ci yeneen gox ñoom ñëpp ñu woo leen pour ñu dugal seen loxo. jamono ji leen nag ñu nemmeeku lu bare wàllu mbëkk mi xale yi di ko def waaye tamit chômage bi bare lool ci ndaje bi lee yëkkati nañ fi ay kàddu ngir cuvette Grand Digue bi ñu taxawalaat ko. mbirum développement cuvette Grand Digue bi. dafa tëj depuis 2 ans ou 3 ans mu indi problème boo xam ne tey nit ñi xiif nañu nit ñi mënuñu faj seen soxla dañu war a mobiliser pour ñu béy cuvette boobu ndax mooy suñu poumon économique. ñaari at Ross Béthio nekk ci jafe-jafe ci wàllu mbay fii nag ay jamono téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yëpp fii lañ ko daan bayee ci wàllu ceeb waaye nag ak cuvette Grand Digue bi nga xamante ni tëj nañ ko jafe-jafe am moo tax nag ñu bëgg soppali doxalin. moo xam ci wàllum mbay la moo xam ci wàllum càmm ci wàllum napp ci wàllum njàng mi santé. et cetera bu ci nekk rek day waxtaan ci li nga xam ne bokk na ci li mën a gën a jëmmal Ross Béthio gën a jëme Ross Béthio kanam suñ ko tënkee na. commune bu Ross Béthio at bu ne daañu bay lu toll ci juróom-ñetti junni ci ay hectares ak jafe-jafe yi nga xamante nag amoon nañ ko ba mbay mi doxul. loolee bokk na ci li waral kuréel gile waaye tamit fexe wàllu njàng meeg wàllu wér-gu-yaram bi jafe-jafe yu muy am ñu saafara ko. beneenub kuréel Ousseynou Diop bi yoon nag muy kuréel gi ëmb mbootaay yi nga xamante ni nag ñoom ñooy xeex ci jàngoro yi sida rawatina ak mbootaay yooyu
ëmb nag ñuy dund ak doomu jàngoro ji bi yoon nag dañoo taxaw rek ngir gën a gunge xale yi nga xamante ni ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji ni ñu fexe nag ba jàppale leen bu baax a baax ci wàllug paju mi tey nag ñu xëy amal ab randonnée pédestre ñu ne nag solo si mooy fexe rek ba gën a toppatoo xale yooyu ni ma ko waxee Soukey Ndiaye moom mooy présidente bu conseil d'administration kuréel googu ñu teewlu ko ci micro Habib Faye. Objectif wu marche tey bi mobilisation de ressources la pour faj jàppale parce que ñun mënuñu faj mais dañ ciy dugal suñ loxo pour jàppale ñi nga xam ne si ñoo leen di faj ñu yombal leen faj bi ci wàllu ordonnance ci wàllu transport mais ci wàllu lekk mais ci wàllu jàng parce que xale yi nga xam ne si dañoo am doomu jàngoro sida dañu war leen a dépister parce que ñi nga xam ne si dépister nañ leen ñi ngi leen di faj mais peut-être faj bi xaw na sooxe parce que li nga xam ne moom lañ soxla dëgg mi ngi des mais ñi nga xam ne si dañ leen war a dépister xamaguñ seen statut foofu ñun la ñuy gën a conscientiser wu parce que li nga xam ne si mooy doomu jàngoro sida di ko dund ci mag dafa metti masama xale bi nga xam mi ngi koy dund te xamagu ko mën na koo faat mën na ko gàllankoor ci njàngam mais mën na ko gàllankoor ci lépp luy dundinam léegi nag ñu soxla wax dëgg yàlla xaalis bu xaw a takku pour jàppale xale yooyu ñoo nga xam ne ñoom ñooy dund ak doomu jàngu sida mais ñu soxla xaalis boo xam ne aussi dinañ dem saytu xale yi nga xam ne si ñu ngi dund ak doomu jàngu sida te xamaguñ seen statut ñu fexe leen ñu dépister leen bu ñu leen dépister ñu mën leen a faj ci teel ndax ëllëg ñu mën a dund bu sori. lycée ak collège nekk ca Popenguine Ndayane nag ña nga ca jafe-jafe ci wàllug ëmb yu teel yi moo waral foofu it ay mbootaay taxaw temm rek ngir nag daal di rek kon ñaax askan wi ci ab randonnée pédestre nag lañ ko daal di def rek ngir gën a wax askan wi loraange yi nga xamante ni mën naa tukkee ci teel a wan lor yooyu ñu teewlu Moussa Sène moom kenn la ci mbootaay boobu ñu duppee ànd bu yàgg ñu teewlu ko ak Ousseynou Thiam. mais li jëm solo mooy thème bi tey mooy grossesse précoce xale yi ni ñu leen di tromper au niveau des établissements scolaires donc loolu mooy suñu thème tey donc loolu la ñuy wax pour que xale yi ñu jël ci expérience les parents d'élèves ñu xool aussi seen doom yi di leen responsabiliser di leen waxtaan ak ñoom ci grossesse précoce parce que on a vu que vraiment actuellement nii dafa bëri ci dëkk bi waxuma commune bi rek mais c'est tout l'ensemble du Sénégal. effectivement am na cas yoo xam ne nemmeeku nañ ko fii surtout au niveau des lycées ak de SAEM loolu vraiment gis nañ ko ci bu baax loolu taxoon thème bi effectivement loolu sax moo tax thème ren bi ñu accès foofu grossesse précoce maa bañ donc loolu moo tax thème bi ñu accès ci loolu. aujourd'hui aussi rassemblement bi gis nañu population bi yëpp génn nañu population bi yëpp génn nañu. donc ñëpp toute la commune est là commune bi yëpp ñu ngi fi donc je pense que mobilisation bi on a réussi ça c'est la deuxième édition ñu profitons que édition prochaine bi pour que mu gën a bëri Abdourahmane Diallo moo taataan yooyu kàddu grossesse précoce wala boog mariage précoce muy nag teel a may gi tamit sonal na xale yu jigéen yi nekk ca gox ba ñu naan Salikeñe ma nga nekk nag ca diwaan bu Kolda foofu it ñu gis ni loolu lu fa lëmbe la moo waral nag ONG boobu ñu duppee Enda Jeunesse Action daal di taxaw rek ngir ñaax wayjur yi tamit ñu moytandiku kon teel a maye googu ndax loolu it dafay gàllankoor xale yu jigéen ya Abdoulaye Diallo ci diwaanu Kolda. goxu Salikeñe ak li ko wër doon ay béréb fu wàllu sëy yu teel yi bari lool gone yu bari yiñ fay dugal ci néegu sëy te fekk ñuy jàng l'école dañuy mujjee bay njàng mi moo waral ñi fay bay njàng bari lool ca boobe frontière. dañoo gis ni affaire bi dafa bari fii nii ba léegi am na ay xale yi nga xam ne ay 14 ans la ñuy am ay 12 ans ay 15 ans yooyu ñu leen di jox ci mariage. waaw mariage d'enfant fii bari na waaw parce que enquête moo ñu ko révélé. bu ñu defee enquête bi ba pare on a vu que après les résultats on a vu que vraiment au niveau de Salikeñe ba léegi am na ay mariage d'enfants ci seeni kaddu ñenn ci waajur yi dañuy ne dañuy ragal seeni doom bi jël ëmb laata muy sëy moo waral ñu leen di teel a maye mu am ñenn ñoo xam ne ndool mee tax ñuy gaaw a maye seeni doom. sa doom bu nee man mënatuma jàng génn naa école mënatoo ko bàyyi si kër gi da ngay ragal bu ëllëgee mu andi la gàcce d'une part dañuy ne pauvreté bi ñenn dañuy ne ñàkk xam. ñenn ñi dañuy ne problème peut-être ay divorce yooyu noonu.
ngir yooyee askan def seen yëfu bopp wàllu ak yelleefu gone yi ENDA Jeunesse Action moo amal ab forum ca Salikégné ngir ñaax askan wa fa yeewoo. bu amee ëmb moment de l'accouchement day indi ay complications et aussi il y a dans la répétition scolaire am na xale yu jigéen yu bëri dañuy abandonner école parce que dañ leen may ba mënuñu continuer seen jàng bi loolu tamit mu ngi si. même l'islam diglewul sëy yu teel yi ci kàddu ñi seen xam-xam màcce ci wàllu diine. sëy yu teel l'islam de xamu ko te bëgg ko bu ñu sukkandikoo ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne xale bi war nañu ko may jabar wala ñu mayee ko waaye kañ bu matee isa balaxa bu matee. yile yëngu-yëngal ñooy méngook li nguurum Sénégal teral ci wàllu aar gone yi. ñu jógee Kolda jàll ba Tëngéej googe ak municipalité yi ñuy woo nag ñu dugal seen loxo ci rek gunge sëriñu daara ya su ko defee nag ñu mën a xeex li nga xamante ne ni moom mooy yalwaan ga foofee ci Tëngéej nag moo waral ñu ubbi fa tamit ab xalaat boo xamante ni ma ko waxee léegi ñu ngi ko jëmle rek ci ni ñuy fexee ba gën a xeex wàllug yalwaan ga Boubacar Albendooy maire Rufisque Nord ñu teewlu ko. En tant que autorité administrative bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo war a jëkk gunge daara yi. bu yàggul loolu laa wax sëriñu daara yi man leen da ngeen di organiser wu def nañ assemblée générale ba monter seen bureau ça fait presque quelques jours amoon na fi bureau yi fi am mais doxul woon tellement mais aujourd'hui dinañu ànd ak ñoom gunge leen par rapport ak li nga xam ne mooy seen mébét mais aussi gën leen orienter ci yenn façon taxawaay parce que am na yoo xam ne yi peut-être doon na valable ci ay jamono ñu koy def ndonga daara mais tey loolu valable tul parce que jamono mooy dox ci yooyu nag ay sensibilisation lañ ci war a ànd ak ñoom mais du loo xam ne li doole moo koy dindi ay sensibilisation ànd ceeg ñoom teg leen ci conditions yoo xam ne yi lu mel noonu dina mën a ñàkk parce que am na ONG yu bari yoo xam ne yi bëgg nañu dugg ci daara yi bëgg nañu jàppale daara yi mais xamuñu ban buntu la ñuy jaaree mais bu fekkee institutionnellement maire yi taxaw nañu ñooñu dinañ am confiance pour ñëw àndandoo ak maire yi pour jàppale. Vision Sénégal Vision sociale Sénégal ña nga woon ca orphelinat bu Serigne Daara Serigne Saliou Mbacké ngir rek gunge ji ak jàppale ji xale yooyu seenu marraine nag du kenn ku dul Aïda Coulibaly Ndour mu daal leen jàppale bu baax a baax ci wàllu cadeau yoo xamante ni jagleel na ko nag kon gone yooyu nekk ci orphelinat boobu boole kook nag enveloppe koppar mu ne du ca yem moom noppi na ngir gën a gunge kon xale yooyu moo nekkoon kon marraine Vision sociale Sénégal dañ ci ànd ak cadeau bi ñu leen jox tax ñu bëgg lool ñi nekk ci orphelinat Serigne Saliou Mbacké ñu jébbal leen nag cadeau yu bëree bëri madame Aïda Coulibaly Ndour ànd ak nag délégation bu am solo nekk ak gone yi saafanteeg ñoom tax ba ñi nga xam ne dañoo ñàkki waajur am mbégte. nee na kontaan na lool ci li ngeen ko de li ngeen yëg bi ngeen ko yëg ba bàjje na la ko xale yi te fonk na leen ci parce que da ngeen di jàpp xale yi comme seen ay doom seen njaboot. nee na au-delà de lii nag magie bi am fii bànneex bi gis xale yi nee na bu mu yem tey mi ngi ñaan ñu continuer ko na nekk loo xamante ne luy sax la luy continuer ndax xale yi kat soxla nañu bànneex soxla nañu ku leen topp. ñu bëgg lool ci li nga xam ne ñii def nañ ko administration bu orphelinat bi rafetlu ko naka noonu tamit di ñaanal ñi nga xam ne ñooy bonne volonté yi. Récemment votre association. lu yàggul dara seen association bi indi woon na ay dons fii ci daara yi Serigne Saliou Mbacké li nu mel nag wone seen taxawaay ci côté gone yi nga xam ne nag danoo ñàkk ay waajur arbre de Noël bi ñëw di ko firndeel ñu kontaan ci lool mention spéciale nag ci nga xam ne moo nekk marraine bi di madame Aïda Coulibaly Ndour nekk nag jigéen ju mag boo xam ne am xol bu yaatu. Au grand cœur. bile arbre de Noël nag ñii di waa Vision sociale ñoo ko amal mu nekk seen bu njëkk gannaaw bañ ko créé la mu bëgg daal mooy jàppale gone yi nga xam ne nekk nañ ci jafe-jafe. xale du cadeau la gën a soxla loolu moo tax suñu marraine bi nga xamante ne bi dañu ko choisir muy madame Aïda Coulibaly Ndour xam ko ci toppatoo njabootam xam ko ci bëgg njabootam mais xam ko ci def ay mbir yu nga xamante ne bi bëggul tellement nit ñi di ko médiatiser ñu choisir ko comme marraine indi ko fii mu ànd ak ñun fii ci Parcelles Assainies ngir àndandoo fêter Noël avec les enfants yemu ci parce que kat dafa ne du ma yem ci loolu man kat damay joxe dund.
pour xale yi waaye xale yi dinañu joxe xaalis pour ñoom parce que dañ koy soxla ku ne xam ne xale dafa am lu bëri lu muy soxloo. ñoo ci juróom-ñeent fukk ci ay ndaw lu amatul at jàpp fukki at ak ñeent ñoom nag jox na leen ci yooyu lekkat nga xam ne marraine bi moom moo ko indi madame Ndour nee na fas yéene leen jàppale bu baax a baax ci wàllu dund ak yeneen lu nu mel boo ko defee gone yi am dund bu mucc ayib. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Pafara Gningue Domingos Simões Pereira wala bokk Umaro Sissoko Embalo kan moo ci nekk njiitu réew bu Guinée Bissau tey jii la ñaareelu tour ba Bissau Guinée yi nag nekkoon ci mbañ gàcce Barka Ba ma nga ca Guinée Bissau Barka Ba maa ngi lay nuyu. Barka fu ñu toll ci ñaareelu tour boobu ak ñi nga xamante ni ñoo koy xëccoo wax naa ko léegi Domingos Simões Pereira wala bokk Umaro Sissoko Embalo. parce que ne fu mu toll nii depuis 17 heures ci suba Guinée yi dem nañ à peu près 700 000 électeurs pour xool diggante ñi nga tudd ñaar ñi mooy Domingos Simões Pereira gën ko xamee ci DSP ancien premier ministre ak Umaro Sissoko Embalo di général de réserve ñoom ñaar ñoom ñoo nekk di xëccoo ñoom ñoo génnoon ci premier tour bi Domingos Simões Pereira amoon 40%. ci deuxième tour bi moom Umaro Sissoko Embalo mu amoon 27%. waaye fu mu toll nii ñu ngi xaar xam fan joŋante bi di mujjee comme tëj nañ bureau de vote yi lu mu mën a nemmeeku mooy que amul incident ñu ngi génn nekk ci jàmm vraiment après campagne électorale boo xam ne tamit amul benn coow lu rëy lu ñu ci gis donc ñu ngi toog di xaarandi résultat yi. Participation bi également ndax nit ñi génnoon nañu en masse. fu mu toll nii amaguñu xayma bu mot mais am nañu bëri ñu seetlu ne yaakaar nañ ne premier tour bi moo gënoon ëpp participation mais loolu moom dañuy toog di xaar rek ba commission nationale électorale bi su génnee ci résultat provisoire yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci début de semaine dinañ gën a xam taux de participation bi nan la toll. jërëjëf Barka Ba ñu lay jaajëfal bu baax a baax nga doon jokkoo ak ñun foofee ca Guinée Bissau mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20h xibaar yi ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diawo.